mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal di leen di tatagal di rafetlu seen teewaay ci seen leader bi nga xamante ne ni mooy Passy TV. Passy TV nag mu ngi bàyyeekoo fii ci Passy ak gox yu fasantikoo yi ñu dal di tey amal pour une première fois di fêter li nga xamante ne ni mooy Saint-Valentin. Saint-Valentin nag bu ñu ko waxee mooy ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci wàllum mbëggante di ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci vie de couple suñ ko waxee mooy monsieur ak madame. tey nag dañu dal di jóg dox seeti ki nga xamante ni kii mooy monsieur Momar Ndiaye ak soxnaam ñu dox ñëw fekk si leen seen kër pour waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne nii mooy Saint-Valentin. kon du ñu def lu dul dalal leen di leen di wax asalaamaaleykum monsieur et madame Ndiaye ñu ngi leen di nuyu. Voilà, merci Ndiaga. C'est monsieur Ndiaye. El Hadj Malick dëkk Dakar ñu affecté ma woon fii may jàngale comme liñ naan góor boobu dëkkul fenn yàlla def ma ñëw Passy mu nekk dëkk bu ma neex macha allah ma tase fekk aussi ki nga xamante ne moom la ma yàlla booleel muy suma moitié yàlla dimbali ñu am fii kër looloo ñu fi bàyyi. Voilà, je crois que ne en résumé daal noonu la demee. Sans plus tarder je crois que ne kon dama koy bàyyi moom aussi mu présenté wu. Merci beaucoup monsieur Ndiaye. asalaamaaleykum waa Passy TV internautes yeeg spectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan la Passy TV. Donc man c'est Penda Faye madame Ndiaye lañ ma gën a xamee donc maa ngi dëkk Foundiougne ñu affecté ma aussi fii à Passy. ma fekk si fi sama jëkkër moom moo ma fi indi looloo ñu boole ñu ñëw bon dëkk bi macha allah neex ñu tabax fi dëkk léegi moom ay patients lañ comme tout le monde voilà donc présentation bref loolu la macha allah. voilà ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax monsieur et madame Ndiaye di rafetlu itam accueil bi nga xamante ne nii defal ngeen ñu ko ñun ak équipe bi ñu àndal yëpp ci bés bu màgg bi nga xamante ne nii mooy bésu Saint-Valentin. ñu bëggoon xam monsieur et madame Ndiaye fan la seen première rencontre xewee ndax dafa mel ni bu ma déggee léegi da ngeen ne fii ngeen daje wala fan ngeen njëkk a xamante. voilà merci Ndiaga loolu nag xam naa ne di la di loo xamante ne du ma ko mun a fàtte te dina nekk sawar pour tontu si. macha allah loolu lañ bëgg. bon suñu première rencontre dañuy ñëwoon Foundiougne man ak sumay xarit ñu def si concours bi ñuy wax EFI. mooy concours bi nga xamante ne moo lay permettre nga def formation élève maître à l'issue après ñu affecté la. nekk jàngalekat. waaw nekk jàngalekat. voilà bon bi ñu toogee ci buntu kër suma benn xarit bu nga xamante ne moom lañ daloon seen kër biir Foundiougne. ñu koy Madien Bañee Diouf d'ailleurs sax moom affecté woon nañ ko fii. voilà mu ngoog Penda daal di may romb. bi ma rombee comme ni ko tubaab di wax automatiquement la flèche de Cupidon mën ne dañ ne ko pay sama dënn bi. bon léegi par la suite ci laa ne gars yi la fille là moom vraiment elle est intéressante ah. Madien mu ne ma woy xam naa ko fii la dëkk. bon comme liñ koy waxee rek ñu toog comme ça noonu première fois bu ma ko gis foofu la. après léegi yàlla def ñu def concours bi man je ne savais même pas que sax moom day def concours bi en même temps que man. biñ ko defee ba pare après léegi ñu proclamer résultat yi ci la ñu dem retourner à Dakar. li yàlla di def rek ñu dellu si encore Kaolack suñu amphi de rentrée ma gis ko ci amphi de rentrée bi mu ne ko ah bon kon yow da nga defoon kii bi mu ne ma waaw ñu taxaw on a échangé quelques mots. foofu lañ gisee ñu taxaw ñu waxtaan on a sympathisé par la suite après léegi mu dem ma dem bi ma ñëwee dellu si kër ga. liñ naan mbëggeel moom bu duggee sa xol rek da lay tënaayee. bi ma tënaayee si laa woo sumay gars yi ne leen vraiment la fille là bi ñu gisoon fële à Foundiougne vraiment elle m'intéresse. après léegi gars yi na ma il faut prendre son courage à deux mains ñun boo bëggee mën nañ la gunge. ma ne comme vraiment booy Dakar la te xale Dakar gars yi moom dañu xam ci ay affaire u gelanteeg yooyu. ma leen kii moom sincèrement li ma bëgg ci moom bu fekkee yàlla dimbali na ma. du doon affaire ay galonteeg yooyu. donc je sais que ne ni ma ko gisee nii c'est une fille très responsable donc je vais agir en responsable aussi. benn guddi aussi sama gars yi foog ne man damay kaf bon xëy na aussi dañ ma doon testé di xool ndax peut-être dañ may naan kii ci géree la bokk wala si tapeti la bokk. ñu ne ma booy soo paree rek moom ñun pare nañ muñ leen la gunge.
bon après ci lañ dem seen kër ma ñëw toog aussi fekk papaam ci buntu kër gi mu nekk góor gu am fula c'est un ancien militaire te ñëpp xam nañ ne militaire yi aussi doxewuñ daray caaxaan fa mu tëdd ci àjjanay firdawsi maa ngi koy ñaanal yàlla yaatal bàmmeelam vraiment mu nekkoon suma xarit aussi nekkoon suma partenaire bi ma ñëwee ma nuyu ko ne ko Penda Diabou laay seet mu ne Penda Diabou loo koy dee ñu taxaw ñu waxtaan échanger quelques mots après moom mu woo ko bu mu ko woowee aussi mu entré ma entré ñu toog ñu waxtaan après par la suite ñu dem wala suñu relation nag commencé vraiment tàmbali bi daal loolu la quoi en grosso modo. je crois que waaw je crois que ne daal. am na solo man maa def les premiers pas quoi voilà. Madame, est-ce que vous vous rappelez de la date et de l'endroit bi nga xamante ne moom en tant que jantal comme ni ko gaayam yi waxee noonu ba yokk ko fit mu ñëw seet si la. parce que loolu yaakaar naa du lu ñuy gaaw a fàtte de. waaw loolu c'était en 2003. 2003 waaw 2003 la woon. parce que si lañ defoon suñu effet de rentrée bi. ñu taxaw waxtaan. par la suite dama jékki rek ma gis ko suñu kër d'ailleurs ma ko gisee sax dama tiit ma ko ne automatiquement yow loo def fii fan nga dëkkee fii. mu ne bon tout ndekete ñoo sax dend koñ d'ailleurs. tout à fait day jéggi tali bi rek bon. bi mu ñëwee aussi li mu wax loolu la sama papa a été très responsable. mu woo ko waxtaan ak moom woo ma waxtaan ak ne nag da ngeen di agir en responsable parce que du ngeen ay xale. tout à fait voilà ñu def noonu mais macha allah sant yàlla waaw lam nekkoon ba léegi jógu ci. waaw lam nekkoon ba léegi la ma ko gisee woon ba léegi dara jógul ci moom macha allah may sant yàlla loolu. parce que ci coup de foudre boobu wala noonu je pouvais faire le mauvais choix. mais sant yàlla j'ai fait un très bon choix. macha allah waaw j'ai fait un très bon choix. te ma assumé choix bi. moom aussi mu assumé choix vraiment. waaw ñu kontaan ci trop macha allah. en tout cas Passy TV kontaan na ci choix bi mu def ci yéen parce que da ngeen nekk modèle nekk exemple fii ci Passy moo tax du hasard ñu def choix bi ci yéen donc su Passy TV tànnee ci Passy ak ñi Passy toll yëpp mu tànn leen y a quelque chose. donc loolu moo tax ñu def déplacement bi ci loolu man madame dama lay delloo laaj rek ma ne la est-ce que non monsieur sax laay wax puis pas moom laay jox parce que yaa waxoon léegi donc du ma def lu dul laajte ndax est-ce que vous avez eu la réponse attendue bi nga demee keroog pour la première fois seen kër. waaw foofu bon peut-être comme li ñuy wax rek jigéen moom xam nga surtout xale bu jigéen. ñoom peut-être dañ naan xëy na suñ nit góor ñëwee déclarer pour la première fois sa flamme. xëy na boo ko joxee une réponse immédiate wala une réponse attendue rek day nekk genre faiblesse ci ñoom quoi peut-être man noonu laa ko gisee quoi. mais première fois bi waaw mais très sincèrement comme ni mu ko waxee. première fois xam nga maanaam njaga dafa am loo xamante ne du hasard. gis nga maanaam da ngay wax ne nit ki mu bëgg ak ki ko bëgg. dafa am loo xamante ne peut-être ñoom ñaar rek ñoo koy gis daal. waaw dafa nekkoon loo xamante ne dafa naturel daal très sincèrement dafa naturel parce que bu ñuy échanger ñun ñaar on dirait que man dama ko xam pendant des années durant parce que c'était tellement naturel d'ailleurs sax suma gars yi ma àndaloon ñoom da leen jaaxaloon daal parce que bon c'est pas en toute modestie après génn ñu naan ma non Malick Ndiaye vraiment giree nga booy ndeket waaw xale bi lii affaire yooyu bon y a un ami boo xamante ne aussi ndeysaan gaañu na bu mu gisee Penda daf ne ma Malick Ndiaye yow xale bi gaan kii tàng na de kii di nga ko mën a gérer ma ne ko waa tàng boobu nag moo tax nag ma dem ci nag lu mu tàng noonu waaw moo tax je sais que ne j'ai déniché la perle rare et je vais tout faire pour conquérir son cœur te macha allah yàlla dimbali na ma ci mu nekk une femme boo xamante ne très sincèrement du man sax mais naa la raconter une petite histoire rek. anecdote waaw benn anecdote parce que fi ma dëkkoon noonu bi ñu logé elle venait souvent nous rendre visite. bon y avait une autre fille boo xamante ne aussi. moom aussi dama ko doon daxaanaale parce que maag moom amuñu nëbboo elle s'intéressait quoi. bon léegi nag on jouait le jeu maag un ami bu ñu dëkkaloon Touré. moom su ñëwee dafa am un jour ñoom ñaar ñu tase fa. buñ fa tasee nag. léegi Touré mu ne ma Malick Ndiaye tey moom ni ñuy gérer situation bi booy ma ne ko affaire guerrier rek léegi mu ne je vais faire semblant comme wane ne man maay doxaan Penda. léegi de ce fait yow comme ça nga mën a gérer que mais bi ñu demee ba ci biir l'autre fille là mu ñëw mu ne Touré mais booy yow nga ne kii sa gel la mu ne ko mais kii Malick Ndiaye la gën a déggool de
pour te dire complicité bu ñu nekkoon suñu diggante ñun ñaar. mais par la suite après léegi temps yooyu lañ doon defar rue Kaolack bi. ci travaux yi lañ nekkoon moment boobu chantier yi voilà. mais am na gars yu ñu dëkkaloon. comme niñ tase woon rek ay dox daje nii ñun aussi dañ doon toog di waxtaan très souvent bon léegi bi ñuy waxtaan ñu miinante gars yi ne ma Malick Ndiaye ñun de gis nañ ne ñaari jigéen ñu ngi fiy jaabante nii mais nag dañ lay wax bu fekkee. sérieusement da nga bëgg jabar. man leen waaw ñu ne ma si ñaari ñun defal nañ le choix man leen kan ngeen def choix ñu ne Penda Diabou mooy sa jabar. même la femme bi ma dëkkaloon Kumba mu ne ma Malick Ndiaye bu fekkee da ngaa bëgg takk jabar de. xale bii di fi ñëw Penda Diabou ku xees kii mu ne boo ko jëlee soxna de di nga am soxna de. suma gars yi aussi gars yi fa doon ñëw ñëpp boo waxee ñu ne vraiment bu fekkee jabar nga bëgg daal Penda moom sa jabar la. ma ne kon nag gars yi dañuy wax ñu ne bukki nee na lu ñëpp waxee dëgg kon li ñëpp wax nag mooy dëgg man aussi bu muy interroger suma kër aussi dama lay wax en toute franchise suma kër aussi moom da doon balancer ci moom mais bu ma demee ba xam ne lii c'est du sérieux c'est du concret te li ma gën a neex aussi mooy moom elle savait pertinemment que man dama nu génn avec l'autre fille mais une de ses amis m'a dit que ne Penda moom xam na ci li nga nekk mais tu sais ce qu'elle a dit mu ne moom dafa ne gérawul Awa Thiam moom son problème yow la de toutes les façons yow chaque guddi yaa ngi seen kër donc je sais que ne moom bu fekkee bëgg rek la ñuy wax moom nga gën a bëgg je me suis dit ma ne tiens kon nag man je sais que ne kon kii caaxaanul benn guddi yi Awa Thiam woon na ma seen kër bi mu xamee ne moom aussi man damay génn ak Penda Diabou mu commencé ma indil problème foofu ma ne ko yow baadoo la nga ma ne ko Penda Diabou mu ne ma ne ko moom xam na bu baax ne yow damay génn ak yow mais géré wu la sax lijjantiwul loolu ça veut dire que ne bu fekkoon dañu leen defal examen yéen ñaar mu ne ma ne ko yow lajj nga daanu nga jël nga ndaare moom géré wu la boppam lay géré ma ne ko géral sa mbir par la suite ci laa dem ba xam ne daal très sincèrement bon li may def nii amul benn kii ci laa commencé nag vraiment ma ne comme nag vraiment li ma doon wër am naa ko te je sais que ni kii complicité bi am ci suñu diggante aw ma ak beneen jigéen je me suis casé nag pour de bon quoi te mon cher depuis boobu da nga koy wax Seydi mu ngi nii il peut me témoigner parce que fii kenn musul ñëw nga ne macha allah je touche du bois nga ne Ndiaye laay atte ak jabaram musul am man de vraiment loolu laa leen xam am naa fi ay ñoo xam dama leen jàpp yaay ay ñoom ay yow nag ñu ngi fi. très souvent nit day am problème ak jabaram dem foofu di am lu muy ñaxtoog yooyu mais musul am. macha allah. musul am très sincèrement. macha allah des comme ni nga koy wax nag des fois ñu am ay quelques kii. mais très sincèrement à l'intérieur lañ koy gérer et ça passe. xam nga dañu dem ba fi nga xamante ne comme di ñuy wax frère ak frère wala frère ak sœur. dinañ toll fu nga xamante ne des fois dinañ jàppante le matin le soir nga gis leen ñu jubóowaat li leen di jubale peut-être ay fibres la yoo xamante ne peut-être des fibres parentales wala des fibres je crois que ne lien bu mel noonu moo am suñu diggante on est tellement complice ba nga xamante ne même buñ xuloowee sax du yàgg c'est devenu naturel quoi très sincèrement donc lu mel noonu ba la ko yàlla doxee je crois que ne da nga koy sant yàlla quoi je sais que ne du sama njàmbaate du sama dara peut-être aussi xëy na yàlla moo baaxee loolu boole maag jigéen ju baax waaw kon nag dama koy sant daal waaw vraiment en tout cas daal c'est une femme exceptionnelle daal très sincèrement man daal xaw ma ñi ci des mais je sais que ne man suma jabar daal baax na quoi man je suis à l'aise waaw waaw vraiment je vis macha allah très sincèrement mbokki internet yi yéen a ko déggandoo li nga xamante ne nii moom la monsieur Ndiaye wax ci li nga xamante ne mooy début am moom ak soxnaam du ñu def lu dul delluwaat jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy madame Ndiaye moom itamit ñu daal di koy baaxee benn laaj rek ne ko donc madame Ndiaye. a été ta réaction à l'annonce du mariage. mbégte comme bépp jigéen. ndax jigéen bu nekk taaram sëy la. macha allah donc boo gisee koo xamante ne nii bëgg na la. parce que nañu waxante dëgg nag fi ne nii takk yombul. waxal de xale yu jigéen yi. xale yu jigéen yi takk yombul. donc de ce fait bon biñ nee takk sama xol bi dafa sedd surtout nag takk boo xamante ne nii wax dëgg yàlla ki nga ko seqal moom nga bëgg. c'est important. c'est très important. du force. du kaañu masla wala parents yi ñoo ko waxante. mais ñaari xol yu gisee bëggante la takkante ñu nekk di sëy bu rafet macha allah donc mu sedd sama xol lool parce que mënoon na
nañ tourné après mu bàyyi ma fi dem. ma dem seeti moromam mu seeti sama morom parce que moo fi am lu bëri. bëri na fi mais dafa gore rek. waa jël goram. waaw ne kii laa bëgg ñaan si ma ñu may ma ko donc mu doon sama borom kër. donc ma am ci mbégte macha allah boo xam ne ba léegi yaakaar tasul. waaw ma ciy sant yàlla aussi bu baax yaakaar tasul macha allah voilà. donc loolu nga wax soxna si doon na loo xamante ne lu ñëpp rafetlu la te di ko xaar itam ci vidéo ko parce que dañuy faral di dégg naan néegu sëy xat na xat boo xamante ne ñaar ñu bëggante mënuñ faa yàgg. donc su yàlla defee yéen ñaar seen ànd mu bëggante jiitu ci. dëggu lalu ci ak sincère. donc mënul def lu dul apprécier ko rafetlu ko. comme ni mu ko waxee léegi rek moo tax bi muy wax ma ne ko touche du bois. parce que jamono ji léegi. dañuy def remarque que ni sëy yu bëri dañuy. dugg tey suba ñu génn ci mel ni comme si dañu nekk ci contrat. monsieur Ndiaye yow loolu ban analyse nga ci am xale yi nga xamante ne léegi dañuy dugg ci sëy am ci benn at ñaari at am ci benn doom génn ci te sëy boobu noonu dañ ciy def ay millions def ci alal ju bari jurul jeex ba pare te du aboutir à rien xam nga loolu xam ne doy waar lu ci sa xalaat. voilà merci Ndiaga. non xam nga loolu man c'est-à-dire dañ koy analyser man je crois que ni dañ koy jël séquence par séquence wala portion par portion ñu analyser ko. parce que boo seetee société bi nga xamante ne moom la ñu wax la société sénégalaise ba léegi mu ngi fi moo nekk la société sénégalaise. donc boo ko jëlee nga gis ne suñu maam yi peut-être wala suñu waajur yi da ngay dégg ñu ne ay sëykat la ñu woon quelque part. bu ñu ñëwee ba egsi fii aussi ñuy wax ne les filles sont devenues matérialistes wala xale yi nangootuñ sëy quelque part da ngay wax ne am na foo xamante ne peut-être liñ teewoon rëcc nañu donc il faut savoir faire la part des choses nga xam ne fan lañ wàccee yoon bi kon de ce fait kon ça veut dire que ne quelque part y a eu cassure cassure boobu nag fan la est-ce que peut-être ci xale yi la mutation yooyu wala ci parents yi peut-être ñoo daw seen responsabilité wala on sait pas donc léegi dafay laaj boo xam analyse boo xamante ne dañ koy analyser en profondeur bu njëkk dañ daan préparer jigéen je me rappelle benn paa mus na may wax mu ne ma boo gisee boo musaan dem di seeti sa coroon yi mu ne duñ nangu nga dem sël yow dong nga dem fa wala bu fekkee boo demee yow dong mu ne noo def xale bu jigéen bi dinañ la booleeg sëram moom aussi wala xale bu jigéen comme moom mu kiyal leen xam nga Ndiaga benn paa wax ne ma mu ne ma ñett yi duñ tase si néeg mukk mu ne ma wéet gore ak mbëggeel wala cofeel bu la neexee mu ne duñ tase si néeg mu ne wéet ak mbëggeel buñ tasee si néeg nee na gore day daw ñett ñoom duñ tase mukk si néeg parce que tubaab sax da koy wax les 4 temps du moteur peut-être ngay jël mu ne boo jëlee admission compression échauffement après éclatement rek éclatement rek lu ne la mën a jur oui loolu rek la mën a jur donc ñoom peut-être ñoom yàlla baaxewoon na ba ñu xam loolu dañ ko doon éviter en plus aussi dañ daan jël xale bu jigéen jàngal ko li ñuy wax soumission soumission ça ne veut pas dire nekk un esclave léegi jigéen ñi déggal foofu sa baaraam na nga wax baat bu am solo soumission baat boobu dama koy delloo laaj soxna si est-ce que de nos jours yow gis nga ne les femmes sont carrément soumises parce que dama gis ne génération bii laay wax sax du ma ne les femmes parce que boobaa dafay généraliser mais dama naan génération bii ñu am suba ñu tas est-ce que soumission boobu ngay wax noonu est-ce que am na ci ñoom beneen bi dama naan est-ce que parce que question yi day bëri comme ni nga ko waxee rek ñu essayer de faire la part des choses beneen bi mooy est-ce que du itam li ci mag ñi jàppatul parce que da ngay gis ku ñu tàkk tey ñu ne la appartement dem nga dëkk fa yoog sa borom kër kese benn mag du leen assister est-ce que yaa ngi noonu kon est-ce que loolu yëpp nekku ci. dëgg la Ndiaga damay revenir un peu sur le mot soumission boobu noonu nga xam ne fi nga njëkkee parce que dafa am solo ci couple nangu xam nga rëy sax yàlla da ko bañ yàlla da ko bañ parce que sa xol bu amee tuuti rëy rek am na yoo xam ne doo ko mën parce que tey nga joteeg sa jëkkër ñëw nga mu toog mu ngi mer nga ubbi bunt bi nii ndànk xool ko ree am na lu muy def ci moom tout à fait xool ree rek parce que dama naan léeg-léeg nga mer wala nga lii mais man su ma meree su ma ko meree moom wala ñu meroo parce que mënu ñàkk ci couple la ñaar ay nit bu ñu dëkkee foog na rek dañuy laale mais jëmmam ji bu taxawee ba xool ma man lépp lu ma jàppoon dama koy bàyyi ndax daf may delloo si ci lu bari macha allah xam nga sëy dafa am soubassement bu garaaw bu ci nekk muy yërmande
tout à fait. daf maa yërëm. ba ma yërëmee ba pare mu yiir ma ba pare bëgg ma. macha allah. donc ñett yooyu bu nit bu ko boolee. di la ko woon chaque jour. enfin bon soumission bi day total. day total effectivement. day total parce que bu la oowee nga daw si. bu ne la tegal ma nga teg. bu la ne yemal fii nga yem fa bul dem mais xale yi léegi bul dem mu ne xanaa mooma moom jëkkër nga may jabar. voilà mooma te pourtant jëkkër ak jabar boobu ay nawle lañ. donc dañoo war a bu weesoo li leen boole dañoo war a àndu nawle. àndu nawle c'est important. waaw ànd nawle boobu noonu mooy rus naa def loo xamante ni dina ma ko xeebee. mais moom aussi naa ko ji loo xam ne dina rus a def loo xam ne dinaa ko xeebee. ndax kon dinaa ko xoolee wala ma di ko wax. tout à fait. parce que jigéen moo mel noonu bu meree day gàtt. donc lu nekk ci xol bi dafay génn. donc sutura ci soumission la bokk. ci soumission la bokk. amul bu ko kenn yëg. li mu am ak li mu ñàkk kenn waru koo xam ku dul yow ak suñ borom bi ñu tiim. macha allah. am na ñoo xam ne tey bu méttee dañuy daw si seen waajur yi am ñoo xam ne bu méttee buñ tàllalee loxo yàlla mu ñëw duñ xam sax fi mu jógee. parce que xam nga lu tax. diggante bi la voilà toujours ci nangu boobu noonu nga ko nangul. donc nangu lu am solo la. nañ ci jeune couple yi bàyyi xel bu baax a baax parce que mooy indi lu bari. am na ñoo xam ne dañuy wax ne seen yaay dañuy sëy sonn mais ñoom macha allah seen sëy oyof. xëy na yaay moo ko waral parce que sonnoon na ci sëy mais aussi nit doful am na nooy sëy vraiment ci coono ngay nekk. am na nooy nekkee ci coono ngay nekk mais am na noo xam ne boo ko doxalee. billahi njaga bu la ci kenn ci jàmm rek ngay nekk macha allah. te loolu lu am solo la. donc jàmm jooju dañ koy cultiver di ko jëmbat di ko arroser di ci dox. waaye su ne benn nga ne ko fukk wax ba wër ko ba pare bëgg xolam neex déedéet te ci ñaari côté yëpp la aussi. parce que góor bu la yërëmee danga koy yërëm yow tam. c'est ça. waaw ñu bëri nag boo ne yërëm dañuy foog ne yërëm ci poche bi la wala déedéet. nga ñëw ci millions yu bari mais contrat la millions yu bari yooyu dama laa jox samay millions danga may sëyal par force la. mais bu fekkee ne dañ ko teg ci li yàlla wax kese. nga sàkku fa can kese. xaaroo fa leneen di xaar li yàlla indi. macha allah defe naa ne coow du am. parce que da ngeen di ànd ci ngor mu xam ne ba muy métti yéen a nekk. muy neex ngeen di cokki ba mu gën a neex yàlla bàyyi leen fi. ngeen dund ko mu neex lool macha allah muy lu am solo donc ñu wax xale yi jigéen yi bon peut-être mën nañu wax ne yàgg na yàggul parce que 19 ans de mariage aussi c'est pas. c'est pas 19 jours. c'est pas 19 jours xale yi fi juddu woon màgg nañ. bien sûr. waaw am na ci ñoo xam ne sax sëy nañ. macha allah. voilà donc ñu leen di dab ci loolu. di leen dolli xel xëy na nag tuuti nañ ci dolli leen xel. mais dañ leen waaye li 19 ans yooyu liñ ci dox. xam-xam du tuuti. voilà 19 ans yooyu liñ ci dox mën nañ cee sottil xale yi nga xam ne ñu ngi doog a dugg ci sëy. te xëy na jàppee ko lu métti na méttiwul nañ ko yombal ci xol yi rek. voilà li nga mën nga di ko def. li mu mën nga nangul ko. bañ a jéem a uti leneen parce que loolu moo ñu sonal. waaw góor ñi aussi góorgóorlu bu baax ci téye jigéen ñi ndax téye nag yombul. ñëpp meluñ ni Njaay Ndongo Penda mii. wax dëgg yàlla ñëpp meluñ ni moom de. dama ko wax rek tëddee. am na solo parce que li ma ci wax ci début bi rek. ci yërmande bi rek ci la lépp di ñëw macha allah. xam naa ne mbokki internet yi yéen ñi nga xamante ne yéen a taamu seen chaîne Passy TV. man nag mun naa ci andi témoignage bu gàtt ci réaction bi nga xamante ne moom la def démb bi ma wooyee borom këram pour wax ko ne ko dama bëgg ñu def émission ak moom. loolu moo koy firndeel li koy firndeel mooy dama ko woo borom këram waxtaan ak moom ñu waxtaan ci ñoom ñaar mun na ko yooyaay sama borom kër kàddu gi yaa ko yor loo wax rek loolu la. loolu ci femme soumise la bokk kon donc du ñu def lu dul firndeel li mu wax nii mooy li muy dund ndax mooy li mu gëm kon ñu ñaan rek nouvelle génération bi ngeen roy ci couple bii nii. donc dañuy dal di ñëw ci beneen laaj bu ñuy jagleel monsieur Ndiaye donc mu nekk laaj boo xamante ne ni dama ko koy baaxee rek toujours ñu ñëw ci journée Saint-Valentin parce que Saint-Valentin moom fu ñu ko waxee rek dañuy xam ne rek ci wàllu bëggeel la ñuy wax du ñu def lu dul monsieur Ndiaye yow naka nga njàngatee Saint-Valentin ndax na bés rek doy na pour fêter l'amour mbëggeel Saint-Valentin comme ni ñu koy waxee proprement dit. voilà merci Ndiaga xam nga Saint-Valentin peut-être man d'ailleurs sax dama xamul fan la origine u fête bi fu mu jigee mais je me dis que tous les jours de l'année j'ai bien dit Saint-Valentin la.
macha allah. parce que aussi man damay wax toujours ma ne yow ki nga xamante ne da nga ko tànn mu tànn la yàlla boole leen bis boo génnee naqar boo munti am coono boo munti am ci biti normalement boo duggee si biir kër gi rek boo dellisee rek dafa war a nekk sa souffle douleur boo ko xoolee sa journée maanaam sa journée war na continuer neexaat donc bis yëpp Saint-Valentin la waaye nag yàqul aussi ñu tànn benn bis ñu ne tey ji dañ koy jëmmal parce que aussi booy seet diine sax noonu la am na bis yu nga xamante ne bis yëpp dañ ciy jaamu yàlla mais am na bis yu nga xamante ne dañ ciy gën a dolli jaamu yàlla waaw peut-être loolu je me dis que ne rappel la rek rappel la mais nag jigéen moom surtout ma rawatina ki nga xamante da nga ko bëgg mu bëgg la chaque jour Saint-Valentin la si yéen ñaar parce que li ñuy wax ne mbëggeel garab la boo xamante dañ koy suuxat garab nag ñëpp xam nañ dafa am nourriture am nourriture garab mooy ñu koy toppatoo di ko jox muy naan di ko jox ndox di ko jox lu mu soxla jigéen aussi c'est comme ça boo takkee jigéen indi ko sa biir kër boo demee ba vraiment la nga ko wonoon ba nga koy takk sa début bi gisatu ko am na droit mu ne kii bëggatuma donc de ce fait loolu dafa war a gagner en quantité dafa war a gagner en considération donc dafa war a bonifier chaque jour nga xamante ne day nekk loo xamante dafay permanent maa ngi koy wax keroog ma ne gis nga dans la vie day wax ñu ne un couple te je dis souvent que ne un couple est formé par 3 composants il y a l'homme la femme et le couple en tant que tel donc ku nekk ci ñaar ñooñu dafa am lu muy indi mu nekk le couple le couple nag dafa am lu mu laaj aussi couple boobu nag lu mu laaj mooy plus ak moins la phase ak neutre boo jëlee phase kese amul benn njëriñ boo jëlee neutre kese amul benn njëriñ il faut nga boole leen nga am li nga bëgg donc de ce fait ku nekk am rôle booy jouer je crois que ne affaire bi man daal noonu laa ko gisee daaw waa noonu laa ko gisee macha allah madame donc yaakaar naa ne dégg nga li alaaji bi wax monsieur Ndiaye ma bëggoon tey juste rek tey bu fekkoonte ne tey monsieur Ndiaye gis nga ci moom ne serait-ce que benn défaut ndax nit motul comme ni ñu ko waxee on a l'habitude de le dire nit motul am na luy manqué toujours ci moom ndax yàlla moo ñu bindee noonu donc yow tey soo gisoon tey ji loo xam ne lu mu war a mun a changer la ci moom lan la doon lan nga koy xalaat ci côté boobu noonu. voilà bon foofu dama naan défaut la wala qualité la ça dépend ci ni ko nit ñi gisee. mooy nangu dafa nangu de parce que léegi-léegi nga nit def ko dara man maay nekk sax di ko ne naan ko no gis nga li ngay maye dafa ëpp affaire yo mu ne garaawul àdduna bi garaawul dañuy jaar jàll donc nañ ko rafetal dama ko ciy mere léegi-léegi ne ko yow man danga ma jaax xamoon façon nit nga ak fu ñu la defaree non yàlla yow kenn la ci yàlla wàccee tegal ma la fii des fois ça me fait tellement mal parce que nit ñi parce que comme dafa noppi dafa cool nit ñi dañ ko des fois dañ koy jaar ci ay affaires yoo xam ne waaw voilà c'est ça c'est naturel donc je me dis défaut la ou bien qualité ça dépend mais vraiment ça dépend mais à part ça lu mu war a mën a changer noonu ni mu mel ni baax na macha allah waaw bëggee naa ko nii ni mu mel nii ça va je gère monsieur Ndiaye ma joxaat la boobu question yow tey boo amoon lenn loo doon changer ci Adja bi yow lan lay doon ci loo ko doon xelal lu muy war a defaraat. waaw man Ndiaga su ma doon wax de peut-être comme ni mu waxee na rek qualité la wala kii mooy elle est jalouse de daa fiir de. sama question piège bi nga laal nag parce que foofu moom fiir moom def na ko moom. foofu moom mooy question piège bi nag. foofu moom defe naa ne. non fi ma jaar yëpp noonu la. elle me fait entièrement confiance nag. mais très sincèrement fiir na moom. olof nee na ko bëgg fiir. waaw parce que des fois xam nga li ñuy wax rek. xam nga nit ñi moom jamono ji léegi buñ gisee ñun ñaar ñoo xamante dañ ne ñaar ñi moom vraiment déggoon nañ. macha allah il faut que ñu jéem a am fu ñuy jaar di kii mais sant naa yàlla ci côté boobu parce que xam na ma daal. peut-être lépp lu mu dégg aussi. wala lu ñu yàq xelam bu ma ko waxee rek moom day jàpp li ma wax. merci beaucoup waaw je sais que ne loolu c'est un atout quoi. waaw ak quel que soit le problème. su ñëwee ba mu waxee te wax am na benn affaire bu am suñu diggante aussi. gis nga du dem ci lal mukk te amul lu mu dégg te waxuma ko. c'est ça waaw tout ce que lu nga xamante ne dégg na ko si biti muy la xamal ne ci man la balaa muy tëdd si lal dina ma ko wax avec la manière aussi. ne ma Malick lii des fois nag ñu nekk ci dënn yi xaw a jug. mais yàlla dañuy suturaal ba très souvent on ne dort jamais fâché. macha allah on ne dort jamais fâché vraiment.
wala s'il nous arrive de dormir fâché aussi bu ñu yeewu aussi yàlla dina dindiwaat vraiment indiwaat jàmm daal. waaw noonu la sax pour dire que ne daal vraiment pour revenir peut-être ci génération yi ngay wax ne mooy leen sëy diggante daal dafa war a am confiance. moo ko lan mooy numéro surtout ay nit ñuy sëy. confiance dañ ko war a def seen diggante. doylu aussi. gis nga jigéen booy sëy nga bëgg sa sëy dem da ngay jël sa jëkkër nga def ko sa xarit. def ko sa xarit mooy bu ko nëbb dara. bon bu ko nëbb dara bi mooy am nit ku nekk am na lu nga xamante ne xëy na yaa ngi ko denc sa xol làq foo xamante ne xëy na yàgg yàlla rek la. mais am na lu nga xamante ne waroo ko làq sa jëkkër. mooy ni ngay dundee si biti. ñi ngay fréquenté. ci ngay bokk. ci la nit ñi di wax. yooyu man je crois que ne boo ko partagé wala sa jëkkër amul keneen koo ko mën a partagé très sincèrement. moo tax le seul conseil bu ma leen di jox daal mu ñuy wut xarit dans la vie. xarit laa wax nag. nañ ko def seen borom kër. wala aussi góor bu fekkee da ngay wut xarit rek. nañ ko na doon sa soxna. ah man de mooy sama xarit. wax dëgg yàlla am na ay xarit nag waaye moom sama xarit la moom. booba wóor booba wóor. donc loolu rafet na comme niñ koy faral di waxee rek nee naa leen dañuy allier l'utile à l'agréable donc tey bésu Saint-Valentin la dañuy dal di béggee dugal clip après ñu del soit su ko defee ñu dal di enchaîner ci yeneen questions yi donc monsieur Ndiaye dafa am loo xamante ne aussi bëggoon naa ñu waxtaan ci wala ma baaxee ko soxna si sax dama gis ne jigéen ñi ñu si bëri dañuy andi les problèmes de caste maanaam di wax kii géer la kii géwél la du ma ko sëyal nangam te dama gis yéen seen couple dégguma benn yoon bu ngeen prononcé wu ci loolu yaakaar naa du benn yoon boo xamante ni itam feeñ na ci seen diggante ci seen njëlbeenu sëy ba fi ngeen toll nii tey ci 19 ans presque bientôt 20 ans ñu leen ñaaral ngeen dem ba feete seen 100 ans parce que loolu lañ leen di souhaité ndax da ngeen nekk couple boo xamante ne modèle ngeen ci dëkk bi donc xale yi nga xamante ne tey jii dañuy ñëw di dugal affaire de caste ci mbirum sëy lan nga leen di conseiller ak jamono ji fi mu toll nii ak nii sëy yi xawee jafe ba xale yu góor yi xaw a ragal. Ndiaga ñun ay doomi jullit lañ. macha allah ay jullit lañ ay doomi jullit lañ donc am na loo xam ne bu ñëwee ci sa xel wala mu bëgg ko yàq rek dellul ci yàlla. parce que alxuraan man dama ciy déggul caste de te xaw naa sama njàng nag soriwul. macha allah mais dégguma ci benn fenn fu ñuy waxee géwél la wala géer la wala tëgg la wala ou bien. donc su ma dégg nit ñi di ko waxtaanee bon débat yooyu d'ailleurs sax man du ma ciy bokk. parce que je me dis que ne bu ñu demee ba ci kanam. après toujours dinañ yeddaat seen bopp. tout à fait da ngay yedd sa bopp. tout à fait parce que da ngay dem ba mu bëgg la neex faf mu naqari la. wala mu neex la neex ba mujj mu kenn xam waaw mooy loolu. donc de ce fait je crois que ne comme ay jullit lañ. ay doomi jullit lañ. je crois que ne war nañoo mën a dépasser yooyu. tout à fait parce que ba njàng mi ba njàngum alxuraan bi wala ba diine bi demeewuloon nii. mënoon nañ ko taxawal dëggal ko parce que tradition la fi te tradition yi dañoo dëgër ancré mais léegi nga xam ne alxuraan bi dox na njàng mi sori na je crois que ne yooyu war nañoo mën a xoolaat nuñ koy gérer parce que yàq na ay àddina nag am na ñoo xam ne seen àddina yàqu na looloo ko yàq am ñoo xam ne sëyuñ fa lañ jaar parce que ki ñu bëggoon xëy na géwél la ñu ne ko doo ko takk wala doo sëy ak moom mu jaaree fa suur li waxu sëy dootu ko waxati donc loolu nañ ci bàyyi xel parce que lor na ay nit toroxal na ay nit parce que wàññi am na ñoo xam ne boo leen ko waxee dafa am lu muy wàññi ci ñoom tout à fait parce que je crois que ne frustration lay indi bien sûr donc nit nag lépp loo xam ne daf koy frustré wala muy wàññi dooleem ci xelam wala ci jëmmam je crois que nit ñi war nañ koo moytu donc war nañ ko dépasser voilà loolu vraiment mooy loo xam ne cri de cœur la ñu war nañ cee wax parce que vraiment yooyu du loo xamante ne nii dëkk bi fi mu toll ak fi réew mi toll nii je crois que ne nit ki ku mu bëgg may ko mu sëy parce que yàqu yomb na yàqule yomb na tout à fait waaw yàqu yomb na yàqule yomb na donc bu nit ki bu la indilee ku mu bëgg te mu wóor la ne kii charte yi nga xam ne moom la l'islam teg yëpp mu ngi ci moom parce que ay jullit lañu charte yooyu yëpp bu nekkee ci moom foog naa ne sëy war na faa mën a am sëy war na faa mën a dagan ndax nag ça a trop perduré yàq na fi lu bari loo xam ne fi ne nii am na yoo xam ne mënuñu ko sax fomp am na ñoo xam ne mënuñoo fàtte am na ci ñoo xam ne mënuñoo baale parce que lim leen def ci seen fi mu leen yóbbu ci seen àdduna moo sori donc muy ay wax yoo xam ne c'est tellement blessant je crois que ne war nañ ko mën a teg ci suuf ànd bokk yàlla te def te yàlla tax voilà
muy message de boo nos xam ne jours dama seetu ne loolu léegi lu si bëri amatul. waaw mu ngi wàññeeku quand même parce mu ngi que wàññeeku mu ngi wàññeeku. waaw parce diine que- bi bon voilà waaw diine baa ngi gën di avancer. mu ngi ciy gën di jouer quand même. Par rapport ak li nga xamante ne xale yi daan nañ ko dund. parce que Dëgg la. léegi boo koy seet génération bi sax ñoo koy bañal seen c'est bopp. ça voilà ñoo naan carrément ñun. dafa duñu dox dafa ci doy loolu. quand même dafa waaw, doy parce que vraiment ñu si bëri ñu ngi toog bëgg sëy rang bi serré na. te surtout. mooy loolu. surtout donc li nga xamante ne moom wax nga ko sànq ci mbirum fiiraange soxna si kon donc dañ lay ñaan rek nga gën a wàññi fiiréer bi. Waaw. parce que ku bëgg fiir nag moom loolu fi lañ ko fekk. tu sais n'est-ce Ndiaga c'est pas méchant Mhm. waaw parce que fiir yow tey boo romboon fii sama yoon nekku ci waaw ah ak loo mën a def ci loolu sama yoon newu ci tout à fait ñiy toog cadreur yeeg monteur yeeg ñeneen ñi bon ça me fait rien c'est ça. mais kii sama alal naroo ko bokk ak kenn. la ah bugguma ko de waaw bugguma ko nag waay lu tax jigéen ñi fiir dëgguma góor gu fiir de mais jigéen rek mooy ah. kii fi ñu jaar yëpp daal vraiment macha allah jigéen ñi daal ñooy. voilà ñooy ñaxtu loolu. waaw ndeysaan te mais pourtant c'est vrai que yaa ngi dégg xaar. ah waaw xam nga yàlla moo ñu jagleel waaye ñun ñun góor tamit ñi. am nañ droit wax li ñu bëgg waaw loolu de am nga ci droit. nangul leen ñu ko rek waaw ne loolu lañ bëgg mais li ngeen def après moom on gère mais ñun nag wax dëgg yàlla am nañ droit moom képp yow képp. waaw mari képp est-ce que. man képp moom yéeme na képp de. waaw mais yàlla xam nga moo ñu defal ñun. waaw ñu war a am ba ñeent. ci li diine Wallaay. religion permettre. wallaay wallaay li ko waral aussi yaakaar naa ne xam nga ko mooy ne jigéen ñi ñoom ñoo ëpp góor ñi. wallaay te ñu ngi rang di xaar. te nag yaatal ko mu ñëw ci kër gi nekk sa rakk def naa dara newu ca de. Wallaay ci li ma xam mu sama ko- xam-xam bu gàtt. yii dara newu ci Hein? maa buggul rek yaa ñemewul daal. non ragal moom amu ci damaa Aha, buggul yaa buggul rek. Waaw. yow daal bëggoo bokk ak kenn. déedéet sincèrement ah loolu de ah kenn mënu sama ci xol bi dara. la génn nag ah sama xol bi li ne sama xol bi laa la wax de Ndiaga laal na xol bi nag. ah non bul sax sonn macha allah kontaan naa si loolu. Voilà. ku bëgg moom. Voilà. faw nga fiir. Waaw, et c'est c'est ça. très normal. donc du ñu def lu dul joxaat sëriñ bi kàddu gi ñu laaj ko moom itam ci beneen laaj ñu bëggoon rek nga wax ñu ban surprise moo la gën a marqué ci lu la soxna si defal. ah loolu nag bari na surprise yi moom très sincèrement. waaw bu la ci am na benn bu la ci gën a marqué bu saf boo xam ne dala frappé dëggantaan. waaw am na ci bu ma gën a frappé. bu Mën ma nga gën ko a wax. frappé. mooy dama toog bari na mais dama lay jox bu nga Ci tànn xamante benn ne rek, damay bu la tànn gën a benn marqué rek. quoi. waaw parmi tant d'autres nag. dama toog vraiment am problème déplacement. vélo yi may commencé jàmbat ay loxo commencé jàmbat ay mal de dos. Ndiaga xam nga la la def dafa dem indi xaalis c'est ça woo ma ne ma Malick utal oto c'est ça macha allah. man dawal naa ñaari yoon oto te su ma nee ñaari yoon yëpp c'est grâce à elle c'est ça ba actuellement fi mu nekk nii dama gaare suma oto dama ko jox suma benn waay sax am fu ma ko dugal macha allah. mais maanaam mu ngi lijjantiwaat beneen oto maa ngi dawal oto de Ndiaga ñu bëri nag dañ dul xam macha allah. c'est la première fois ma wax ko parce que wax je ko. sais que ne du ma koy wax ni neexu ko sax mais wax lu baax lu ni sax dafa mais baax. moom moo ko def de man su ma amee téléphone bu baax c'est elle qui moo koy jënd macha allah. waaw bàyyi seetaanuma daal très C'est pas pour sincèrement rien, ma ne- des surprises parmi tant d'autres récemment rek ce qu'elle a fait mooy organiser suma anniversaire c'est ça. man dama toog rek lépp ñëw Malick lii et chaque anniversaire dina ut cadeau boo xamante daf ma koy jox macha allah. ba récemment sama anniversaire bi passé rek jox na ma cadeau téléphone la jënd bu bees tàkk jox ma macha allah. muy téléphone bii nii muy nii ah lii dara fay ko. waaw xam nga kon Yëg-yëg vraiment la. ku mel noonu yëg-yëg la. ku mel noonu vraiment soo ko amee vraiment kon je sais que ne vraiment mu ngi ci daal en tout cas daal mu ngi ci daal ci li mu nekkoon moom vraiment mu ngi ci jógu daal ci vraiment mu ngi ci. madame yow mën nga ñu bamtuwaatal boobu laaj yow tamit ban surprise la alaaji bi defal boo xamante ne daf la marqué parce que moom wax na li ne si xolam vraiment bëri na nag ay surprise mais am na ci boo ci taamu daal nga xam ne bii moom vraiment daf la dal bu baax a baax. voilà donc bon daf ma dal mais aussi dafa daw sama yaram macha allah. parce que xam nga dama xaw a maladive dama xaw a maladive ndeysaan ma tëdd hôpital nag sonn trop mu tombeek sama anniversaire fàtte naa ko sax man xam nga ordonnance yeeg lalu hôpital beeg yooyu bon nekku sax sama xel mais il a su allier samay ordonnance sama hôpital ak sama anniversaire ñi nekkoon ci hôpital bi ñëpp affaire bi daf leen yéem et parce que lu tax loolu ci film yi nga koy gis tout à fait. ci film yi nga koy gis mais dafa nekk loo xam ne
fi ma yóbbu dafa sori macha allah. donc sama anniversaire bu nekk daf koy féete mais boobu moom moo ma gën a touché. donc bëri na nag macha allah bëri na. mais boobu fi ma yóbbu sori na. surprise yi bëri na parce que sama anniversaire bu nekk dina ko def. Saint-Valentin bi bu nekk daf may jëndal ay cadeaux. donc damay tegle ba en fin de compte doo comprendre. waaw parce que moom mu ngi wax téléphone. mais sama anniversaire bi njëkk a nekk maag moom. téléphone bi temps boobu téléphone demeewul nii. téléphone bu cher la ma jëndal sama yaay bi mu ko gisee dafa ne yow mais El Hadj Ndiaye mi est-ce que wér na loolu la wax. ak fi jamono toll muy jënd téléphone bu toll nii di la ko jox. donc dama ko fay bor bi rek. waaw dama ko fay bor bi macha allah. du ñu def lu dul remercier leen. kontaan ci dalal bi ngeen dalal waa Passy TV. du ñu def lu dul bàyyi leen ak le mot de la fin ngeen tàggatoo waxtaan ak gars yi ndax amuñ seen pay guddi na tey na ngi bàyyi seen ité yëpp bàyyi seen soxla yëpp xaar ñu ñëw ngeen recevoir ñu seen kër yaatal ñu wax à cœur ouvert c'est pas donné à n'importe qui parce que loolu bu dul dara seen vie privée la. donc su ngeen ko nangoo exposé rek ñun amal nañ leen àq du ñu def lu dul remercier leen gërëm leen ci noowu Passy TV donc ñu jox leen kàddu pour mot de la fin pour ñu remercier gars yi. voilà Ndiaga mot de la fin peut-être yéen la ñuy remercier parce que comme ni nga ko waxee couple yi bëri nañ fii à Passy mais aussi su ngeen ñu tànnee aussi ne vraiment da ngeen bëggoon def ak ñun émission je crois que c'est un honneur. c'est un honneur à saluer à sa juste valeur. peut-être xëy na kon damay wax ne xëy na am na foo xamante ne teg nañ fa suñ tànk. bien sûr te je sais que ne loolu c'est un sacerdoce. te ñu ngi ñaan yàlla mu dimbali ñu ci loolu. parce que comme elle l'a dit tout à l'heure on a fait 19 ans de mariage. 19 ans yoo xamante ne nag ci yoon bi am na ay obstacles am na lépp. mais yàlla dimbali ñu ba franchir nañ obstacle yooyu. donc de ce fait damay profiter ci occasion bi di ñaanal jeune couple yi nga xamante ne ñu ngi ci mariage. ñu góorgóorlu xam ne comme dañ koy wax ñu ne sëy neexul mais sëy dañ koy jéem a neexal. dañ koy jéem a neexal mooy damay wax dans un couple si chacun cherche à faire plaisir à l'autre rek day dem. mais bu fekkee yow da ngay taxaw nga ne man damay xool ku ma defal plaisir je crois que ne foofu da ngay dugg ci égoïsme tuuti. mais su fekkee yow ki nga bëgg da nga ne bonheur am moo la tax a jug il faut chercher à faire son bonheur. su fekkee da nga def son bonheur nag. en revanche yow di nga am bonheur aussi parce que ki nga bëgg bu fekkee xolam mu ngi neex normalement sa xol dafa war a neex waaye man daal je crois que ne noonu la mbir mi war a demee daal voilà ñu ngi leen sant encore di leen gërëm vraiment kontaan nañ daal vraiment voilà merci beaucoup. Madame, le dernier mot. voilà Ndiaga di leen remercier donc di remercier Passy TV yëpp. Merci beaucoup. parce que sur le choix porté sur nous. parce que je crois que couple yi bëri nañ fi. vous avez fait un choix ngeen choisir ñu. pour ñu toog waxtaan ci lii. voilà donc comme si Saint-Valentin lañ nekk li may wax jeune couple yi mooy bu ñu xaar ba Saint-Valentin ñu bëgg a dundal mbëggeel. Merci beaucoup. waaw jour bi nag wax dëgg yàlla jëmal na mbëggeel mais bu ñu xaar ba Saint-Valentin ñu bëgg ko def buñ jour bi nga xam ne ci la lépp di xew. defal chaque jour bu nekk def ko sa Saint-Valentin. xol yi nii fleur yi ngeen di joxante jour Saint-Valentin. xol boobu fleur boobu jël ko nga def ko sa xol bi. nga di ko arroser chaque jour moom mu def la même chose bu ko defee dëkk bi neex. parce que mbëggeel métti na méttiwul comme ni ma ko waxee ci début bi. mais dafa nekk loo xamante ne rek dafa am lu tuuti lu mu laaj. muy yëg-yëg. waaw yëg-yëg boobu na nga ko assumer te xam nan nga ko war a gérer. ba nga xam ne du am débordement. day yem à sa juste valeur. juste valeur boobu noonu mooy lan. na nga fexe ba ki nga nekkal bu ko ñàkkal fayda bul ko xeeb. dee ko réewoo di ko won ne ko yaa fi ne. li ma koy wax su ma meree nag ay njaay ndongo penda bu ma meree yaay sama xarit. ah dafay neex ci xol. ah léegi-léeg bu ma liyee toog mu ne fay biram penda waagaan ak saa lingeer mbay mbooj ak anglia gelawaari ya ca siin sama macha allah sama xol bi sedd. ah xam nga ñun séeréer dañoo bëgg ku ñu taggal suñuy maam. ah sama xol bi sedd guy macha allah mënal nañ ko ku nekk mënal war nga ko mënal sa morom bu ko defee sëy bi day gën a neex. bon nit ñi dañ lay gis ci biti nii duñ xam yaay kan. ñu gis leen ngeen di ànd tout temps am complicité. fekk complicité boobu da ngeen ko liggéey pendant des années. obstacle yi ngeen koy tëb di ko jéggi di nangulante. Ndiaga dafa am lu important lu ma fàtte wax mooy sama benn mag daf ma waxoon ne ma.
Penda ma ne mu ne ma xam nga luy neexal couple mu ne on sort les poubelles ma ne ko on sort les poubelles mu ne ma waa on sort les poubelles mu ne mooy boo xaaree ba guddi nga am loola naqari bu ko ne tel mu jóg chuchotel ci nopp bi ba nga xam ne bët yi xool na mu xam ne yow yaa wax nga ne ko jógal dama laa soxla mu jóg toog ngeen waxtaan lu tax nga def lii mu ne la waa lii moo tax ainsi de suite ngeen régler le problème mu jeex bañ koo nekk di ko dundal problème boobu di ko dundal mu indi yeneen xol buy jeex ngay xalaat bu màggee rek indi musiba donc terme boobu ma koy jox jeune couple yi on sort les poubelles bañ a fanaanee mer bañ a fanaanee xuloo ainsi de suite wala nga àdduna ñëpp ñëw xaawi sa sutura sutura boobu noonu lu important la ci sëy nañ ci góorgóorlu bu baax macha allah di leen jaajëfal nag vraiment merci beaucoup di la wax merci. merci beaucoup couple Ndiaye di leen di ñaanal yàlla ngeen toog bay fêter seen 100 ans mbokki internet yi Passy TV lii la leen jagleeloon tey ci journée spéciale bi di spéciale Saint-Valentin mu nekk journée boo xamante ne nii dañ ko jagleel ay aji bëggante yi du ñu def lu dul di leen jox dig daje rendez-vous tout prochainement incha allah ci yeneen émission ci seen chaîne leader di Passy TV di leen di xamal ne nag tey ñu ngi ci àndoon ak ki nga xamante ne mooy Seydou ci caméra bi dal di ci teg Abdallah moom itamit ci beneen caméra bi ñu àndoon ci ak Kassé Star nekk ci micro central bi et su baaxee yàlla suñu borom la su amee safaan ba itam wala mu am ndëngate juumte ñu ngi ciy jéggalu du suñu coobare wax ji nga xamante ne itam suñu invité yi wax nañ ko li ci rafet jël leen ko def ko ci slide te ngeen jëfee ko conseil yi ñu ci joxe itam baax na ci xale yi ñu jëfee ko ñu leen di wax ne rek loolu lañ ci jublu woon yàlla